Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. gunge la wallaahi ñu ànd ak yow yëpp gunge ñu defal la sa fab waaw boo bëggee sa Ousmane àll kenn ci booy yi xaw ma kan lay doon ci booyu graaw yi xam nga ñu géral ñu àll vab bi sax nga gérer ak vab bi jeexal sa 3 ans ñu gunge la boo paree yow ak Amadou ak booy bu jigéen bi ak beneen booy bu am yaram bi caat bi ak Marème ak ñaareel xaw ma ñaareel am na xaw ma amul dama koy dégg gaay di ko kii di ko ruube bu dee am na nga jël ak kooku ngeen dem mais le reste ñu rendre compte ci kaw 3 ans yi des nga jubbante comme ni ko Ousmane waxee jël suñu contrat yi defar ba mu baax tranquille parce que ñun Sénégal rek moo ñu ñor na affaire yi baax rek amul problème parce que nit sax à la dernière minute prolongation sax nit mën na dugalal bii à la dernière minute ñu bàyyi la yow ak Amadou ak booy caat bu am yaram bi bon Amadou aussi dafa am yaram quoi xam nga ñoom ñëpp am yaram aussi affaire doo comprendre mais bon y a rien de méchant voilà loolu moom defuma ci benn kii ko ak xale bu jigéen bi man nag bon ñaar bi ñuy tudd ñu ko xaw ma si dara man ci réseaux sociaux laa gisee gars yi di ko ruubee Tanor Sankara si xam na si dara gis naa ko mu koy laaj jàmbaaru Pastef mën nañ ñu leeral ci loolu waaw ndax Macky Sall am na ñaareel ou pas xaw ma ndax yoon maye na ko ou pas je sais pas xaw ma ci dara xam naa ne Marème moom ak cuuraay gi mu cuuraay pale gi ak jonge bi ñuy tudd ci moom wutal ko ñaareel moom loolu rek beneen yorum réew la de waaye Macky Sall moom jamono ji Sénégal di ko te mu bëgg mu ci dolli leneen moom loolu day métti trop voilà pour dire que Macky gérer 3 ans yi booy Ousmane ñëw toog teg la si temps ne la grand nii fii ak fii baax na comme def nga nii garaawul quoi nañ bàyyi mu sedd léegi demal bu ko defee nga dem Paris wala sa kër gi nekk xaw ma Boston la ñuy xaw ma fan nga dem mais le reste ceeb bu sew bi ceebu waalo bi ne fii non ñoom dañuy rendre compte ñoom ñëpp ay rendre compte waaw loolu moom man je suis catégorique là-dessus ñoom ñëpp ay rendre compte parce que nag faluñ ci kenn Macky Sall rek lañ fal moom au moins mën na toog ak Ousmane ñu xool nu mu redressé waate affaire parce que ba tey nag moom mooy signé moo yor big bi 3 ans yi dafa bari te yàq bi bari na ko defaraat teg ko ci temps Macky moo la gën a xam ne nguur gi moom jeex na politique moom abaana gasi mun ngeen fay ay kaari dajale Sénégal yi Ousmane moom ruq bi mu dugg sa xoolal gars yi dañ koy wër gis naa ko tey mu dem Kaolack di jaale après da ngay gêné wu sax parce que dafa jaale ji mais kenn mënu ci dara gis nga yàlla li muy def ndeysaan li def leen war a yee ci àddina moo tax nit nekkal ci dëgg rek Ousmane yàlla du ko fay xolam rek yàlla da ko fay parcours bi mu am yombul man mënuma ko man gis nga bi affaire yi naan bi ñuy naan dañuy yàq Pastef tëj Pastef bu booy bu xamadi boobu noonu ministre bu xamadi booy bu bees bu xamadi boobu noonu ñëwee naan damay tëj Pastef xaw ma lan laa leen ne na ko tas tëj ko parce que Pastef sa changé tur bi yomb la buñ ko yàqee nag ba jël Pastef ñu tuddee ko kaay baax Pastef dañ koy tuddee Pastef aka kaay baax parce que loolu ne ci Pastef man mii Sénégalais lam daalaa woon dama doon dóor dama doon def voilà quoi xam nga rek ñun xam nga ñu ne ñu kaay baax léegi nag doon ngeen comprendre ñun dañu réeroo ñu ne ñu kaay baax waaw ñu nekk ay ñeneen nit moo tax ñi ñu xamoon bu njëkk sax mënatuñ ñu xàmmee parce que dañu ne kaay baax Ousmane daf leen def ñu ne ñun jeunesse bi ñeneen ñi baaxoon ñëw leen fekk si ma ñi nga xam dañu doon wër rek comme suñu genre yi ñu kaay baax waaw mu ngi mel ni nga doon taxawaalu di wër xam nga di wër foo féexloo ñu ne la àjjana jaa ngi nii nga dugg ci biir mais voilà kaay baax parti bi noonu la tudd kaay baax Pastef kaay baax la waaw Pastef boo ci duggee defaru man lu bëri ci Pastef laa defaroo boo ci duggee defaru waaw boo ci duggee defaru moo tax bu ma gisee nit kuy gis nga moo tax sénégalais il faut que ñu xam luy politique gis nga man gars yu bëri moo tax Macky seen coowal Adji Sarr bii mënuñu comprendre sax li mu defar man am na ay nit ñoo xamante ni limite dama yaakaaroon dañu bañ Ousmane nit dama yaakaaroon dañu bañ Pastef nekkati du loolu moo tax daf ñuy permettre gis nga ñun patriotes yi ñu defaraat suñu toogaay ba mu jekk en réalité yenn saa sa erreur la ak manque de compréhension man damay gis ay nit yu bëri ñoo xam ma doon wax xam nga mosuñ ma wax lu neex ci Ousmane mosuñ ma wax lu neex ci Pastef mais bi coow li amee mais dama gis taxawaay bi ñu am seen statut WhatsApp Ousmane statut Facebook Ousmane ñenn ñi sa xoolal di ma envoyé message de soutien
ci laa toog ma ne mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on a raté en fait, qu'est-ce qui s'est passé, lan moo tax connexion bii nii am tey yàlla je sais pas lan moo tax avant lan moo doon blocage, est-ce que suñu communication suñu attitude lan moo tax ñii affaire bii nii door a ñëw ñu collé wala ñoom lu ñu xamoon la toog ci. Est-ce que kon ñun ci suñu doxalin amul luñ ci sip, est-ce que après je me suis dit aussi y a une partie de politique la ñuy def politiquement dañuy politique, j'aime pas la politique mais bëgguma injustice moo tax quelque part c'est un peu voilà quoi da ngay jaxasoo quoi ci kaw ok dañuy politique mais ñun ñu ngi def politique autrement. Qu'est-ce qui se passe da ngay dem ba ci biir nga ne peut-être communication bi gars yi def avant diabolisation yi ñu def bu ñu ko xeeb am na impact dafay def effet moo tax na gars yi bàyyi naan buñ tontu kii buñ tontu kële parce que dafay def impact. Ousmane Sonko biñ fii naan bëggul tarixa yi mais dafa def impact ci élection yi, dafa impacter le parti moo tax bu leen xeeb kenn. na gars yi bàyyi naan bu leen tontu Aïssatou Diop Fall bu leen tontu Mati Trois Pommes dañ leen di tontu de man Mati Trois Pommes du ma ko seetaan. et kon moo ma envoyé lien bi 5-10 minutes laa ko déglu xam fi mu jëm ma ne ko noppil bàyyil wax ci boo bàyyil Ousmane Sonko ma génne la say dossier teg booy def sa émission defal sa émission mais nag boo jógee xeex pour xeex Pastef dajeeg waa Pastef loolu moom na ko comprendre waaw na ko comprendre bu doon bëgg na sax góor ñu may ko kenn ci célibataire yi nekk Pastef dégg-dégg la laaj mais nañu non dañ leen di tontu soo li mooy naka lañ leen di tontoo ba tontu leen teg leen seen place te Sénégalais yi duñ ñu jéppi wala Sénégalais yi duñ gis que ne nag ay nit ñuy xeex lañ nan la ñuy impliquer Sénégalais bi ci loolu pour ne ko ah gis nga de nii la ñuy waxee li tax ñuy wax loolu day ñëwaat ci li ma doon wax mooy défendre Ousmane Sonko défendre projet bi laajul saaga mën ngay tooñ cokkaas ci ministre de l'intérieur bi dafa xamadi dafa réew kilifa la mais dafa xamadi dafa réew ba dof loolu y a rien de kii mais saaga yooyu moom mën nañ ko moytu quoi xam nga mën nañ ko moytu man Mamadou Ibra Kane soxla ma pour saagu pour tontu ko dama koy indil ay fee man foofu rek laay woo patriote yi nga xam sénégalais bi ñuy déglu même bu nekkul patriote mais da nga koy jéem a convaincre man xaw ma ndax convaincre wala convaincre mais au moins utiliser loolu quoi parce que ñun ñëpp a réew ba dof waaw man ay conteneur fii fi nekk ay conteneur saa nga yor mais amul njariñ quoi mais dañuy tontu ñëpp man du ma seetaan Mati Trois Pommes mais dimanche lu mu live man bu ma ko gars yi waxee dama koy jël bu fa waxee lu waxul dama koy jël te dama koy suivre nag de tout près te Mati xam na bu baax famille Ousmane Sonko Mati xam na bu baax famille Ousmane Sonko purux nag du gërëm ñamu daaw waaw purux du gërëm ñamu daaw li ma wax nii junj naa ko xam na bu baax famille Ousmane Sonko purux du gërëm ñamu daaw ku ne war a wax ci Ousmane Sonko ci luy yàqal Ousmane Sonko ba mu des Mati moo de gis nga yàlla day defar histoire moo de Ousmane Sonko ku muy tuur li may wax nii xëy na Ousmane sax xamu ko li may junj nii te fa ma ko jëlee xëy na Ousmane sax xamu ko moo de gis nga nit dëggul rek wala booy juumal de bonne foi continuer nga def sa émission nga bàyyi ruube bi boo waree critiquer Ousmane Sonko wallahi critiquer Ousmane Sonko critiquer leen ko de parce que critique li ngeen di critiquer Ousmane Sonko daf ñuy amal njariñ ñun bañ ñu ko critiquer Ousmane Sonko de mais na nekk critique bu objectif tooñ leen ko sax comme ni may def maa ngi nii toog fii naan ministre bu intérieur bu xamadi boobu dafa réew dafa xamadi amul problème nañ ko critiquer xamul dara dama koy critiquer amul problème critiquer leen ko mais na critique objectif quoi mais ay lu mu wuti xam nga ay affaires yoo xam wala xam nga des histoires à dormir debout yooyu moom nañ ko gars yi bàyyi quoi waaw nañ ko teg ci temps ñu def ko débat quoi waaw buñ ko indee feneen nag ñu indi ko feneen parce que gis nga li ngeen di jiiñ ñi Ousmane Sonko wax naa ko sama début live bi gis nga seen dil bii dafa waroon jàpp parce que gis nga ñàkk jàpp bi mu ñàkk jàpp nii wallahi léegi daal jub rek politique daal ku bëgg Sénégal jub sama genre moom duñ politique man jubuma mais Sénégal ku bu léegi jub comme leen ngeen bëgg léegi ñoo nañ ñëw championnat boobu noonu léegi nañ jóge ci national bi léegi ñu dem ci ligue ci Premier League bi wala ci Ligue des champions bi léegi jub rek
waaw ku bëgg a politique jub maandu waaw dëgg waaw léegi nag jaay ngeen ko Sénégalais ñun dañ ko doon jaay Sénégalais yi ngeen ñëw jaayal ñu ko comme d'habitude rek yéenay suñu agent marketing ni ko gars yi di waxee donte man ànduma ak loolu noonu ñoom duñu agent marketing produit bi moo baax parce que en marketing c'est le produit qui se vend en réalité ñoom duñu suñu agent marketing de produit moo baax na Macky jéem a jaay Abdou Mbow du Macky agent marketing la wax leen loolu ñi koy wax loolooy seen tontu bu fekkente ne Macky agent marketing la na jaay Abdou Mbow na jaay Aliou Sall gorom bi ne Saint-Louis jaay na ko ba soonu jarul produit bi moo baax produit Pastef bi moo baax c'est le produit qui se vend un bon produit se vend lui-même moom mooy jaay boppam donc du aayub Macky Sall produit bu baax la ak cuuneeg Macky Sall ngay boole mooy jaay peut-être Ousmane parce que bu fekkee Macky moom agent marketing bu baax la rek na jaay Aliou Sall man na bu mu jaay sa Aliou Sall na jaay booy bi nekk Ndar kii nu mu tudd sax goro yaa awa bi non pas yaa awa goro kii magu marem bi mu juum ne yaa awa magu marem bi laa bëggoon wax maa ngi naan yaa awa sax maa ngi juum quoi maa ngi juum naan yaa awa marem laa bëggoon a wax donc du agent marketing kese de parce que gis nga ñi koy wax dañuy réduire capacité wu Ousmane Sonko pour taxaw da dëggal boppam looloo ne ci biir looloo ñu dëgg sarax bi c'est-à-dire c'est pas que Macky Sall Ousmane Sonko moo am la capacité en 6 ans mu ñëw taxaw jaay Sénégalais yi lu neex Sénégalais yi jaay jeunesse bi lu leen neex am un génie politique am un discours am un parcours am un parti am benn organisation am yu bari en disant que Macky moom mooy def marketing bi da ngeen di fausser le jeu na jaay Idi Macky bu dee agent marketing bu mag la yéen waa APR ak yëpp mais jaay leen Idi wala mu jaay boppam waa ji mënul jaay boppam waa ji mënul jaay boppam bay jaay mënul jaay boppam mënul jaay Idi mënul jaay Mansour mënul jaay Aliou mënul jaay kenn ngeen ne moo jaay Ousmane ci ay cuune nit def ay waxu cuune Macky bu mënoon du jaay Ousmane Macky moo mënul ñoom dañoo mënul seen cuune Ousmane da koy wax na ko assemblée seen cuune seen ñàkk njub seen xawma lan ak lan moo tax réew mi demul waaye nag Ousmane fulla ak fayda ak njubam parcours am ak discours am moo ko indi fa mu toll tey Sénégalais yi gis ko xam ne kii nitu dëgg la kii ko jar a àndal la kii mun na soppi réew mi ñu ànd ak moom waaye bu leen ne discours kii Macky Sall Ousmane nee na leen ngeen def ngeen ñàkk def man li may def laay def ngeen suivre parce que dafa am ñoo xam mënuñu accepter le génie politique de Pastef te tey dañ ci waroon di bind livre kenn defu ko fi kenn ni fi Pastef defa Ousmane Sonko kenn defu ko fi mosu fi am da ngay dem ci yenn dëkk africain su ñu naan sénégalais bu ngeen bëggul Ousmane Sonko jox leen ñu ko mais suñu analyse politique yi rek depuis indépendance ñoo teg jël plateau yi rek taj doog fa ñoom ñoo fa ne rek ñoom ñoo ñu fi ngeen di jaar ku baax ku bon waaye le silence fii la ñu fi jaay le silence assourdissant de Idi c'est un silence qui parle c'est un silence machin ndeke waa ji mi ngi négocier depuis 15 mois donc yooyu jeex na réel politique moo fi ne da ngay def ñu gis Sénégalais bu ne am na xel am na xalaat day jàng di gis Ousmane loolu lay def Ousmane nëbbatuwul deful dara Ousmane day def parce que àdduna foofu la toll ñit ñi naxeetuñu Macron ba mu bëggee jël France dafa créer un mouvement dugg ci réseaux sociaux yi dëggal boppam ñu naan regardez ce jeune là mu ñëw jële fi jële fi ñëpp aujourd'hui il est président un jeune comme Ousmane Sonko mais kenn nanguwuluñu ko buñ ñu ko nanguwul nag tey ñu fóot suñu bopp xam nga saa bu fóot day nañu fóot suñu bopp donc je le dis et je le répète wax jooju ne naan Macky Sall agent marketing kii jël leen ko ngay sànni ko ca poubelle ba Ousmane Sonko mooy produit bu baax di jaay boppam cuune wu Macky Sall moo yombal affaire yi Macky bu mu noon jaay dara jaay Ousmane jaay Idi wala mu jaay Aliou Sall wala mu jaay Iya Awo wala mu da nga mën a Marème wala mu jaay Mansour mënu ko
xew yëpp dinañ ko waxaat. Les sorties de Ousmane Sonko ces discours histoire dinañ ko jàngale si suñu doom yi ci ngeen di comprendre li ci dommage rek mooy buñ koy nettali mënuñu ñàkk a tudd les morts et c'est dommage te waxoon na leen ko bàyyi leen lii complot la bàyyi leen lii Macky lii boo ci duggee di nga takk deret parce que xamoon na di nga takk deret parce que te dinaa ci bàyyi ay plume Ousmane doful jine jàpp Ousmane moo gën Ousmane doful Ousmane jàng na histoire Ousmane moo la gën a xam li mu jaral jeunesse bi te ces gars-là de Macky Sall yi génn naan dañ ñu bett dañ ñëwaat bu leen yee fitna bàyyi leen Sénégal mu nekk ci jàmm ñi génnoon rek ñooy génnaat ñu làqu woon ñooy làquwaat non man xaw ma sa ku yaa aw ma dama xëy tey ci suba non le rêve africain xaw ma yaa aw de ma dama xëy tey suba gis benn boy bu def ñaari loxo ma woo suma benn xaritu patriote yaa ngi dégg benn Sonko boys xam naa yu may seetaan yaa ngi dégg benn dawkat la buy daanu rek xam na bi muy waxal mu ne ma xale bu jigéen bii de am lu mu expliquer man xaw ma comprendre ma damay laajte rek bu dee am ngeen ci ay information yu gën a leer dégg naa daal ñaaral la gis naa mu génnee ñaari loxo yi def nii je sais pas voilà je sais pas waaw je sais pas xaw ma yaa awa xaw ma ko xaw ma yaa awa xaw ba je sais pas waaw non damay juum tur yaa awa bii ñëw nii damay juum rek xam nga yaa awa moom moo nangu bës bi tey depuis ce matin donc je sais pas en tout cas war nañu jënd ay dossiers yëpp xaw ma lu xew de gis naa ay photos yu bari daal tey mu yëkkati ñaari loxo waaw soit deux mandats la wala deuxième daal deuxième la waaw mais xaw ma laaj leen ko gars yi bu leen ma dugal ci yaa aw quoi man maa ngi yemale fii sax live bi parce que da ngeen ma doon dugal ci benn débat boo xamante ne nii man ñemewuma ko quoi waaw cas bi de yaa awa la cas wu tey bii moom tey weekend bii yaa awa la war nañ koo lijjanti nag. waaw y a une vidéo qui circule concernant nos ressources la wax waaw mais suñu ressources yi de yàlla xam day na de saa yi man yaa awa bi xaw ma ci dara xaw ma ko ci damay sóob rek yaa awa bi xaw ma ci dara waaw mais Matim Trapo moom yónnee leen ngeen wax mu bàyyi Ousmane Sonko na bàyyi Ousmane Sonko voilà waaw na bàyyi Ousmane Sonko waaw comme ñeneen ñi ñëpp wàccee nañ dégg naa ko keroog mu naan day wàccee armes yi wàccal armes yi quoi après nga continuer nga def sa liggéey voilà mais bàyyil Ousmane quoi voilà bàyyil Ousmane gars yi kon ma yemale fii live bi donc Mamadou Ibra Kane nee leen ko léegi radar yi ñu ngi suivre gars yi dugg Touba comme moom nee na léegi Touba amuñu organisation sëñ bi ñu ko wër baaxuñu comme ni Bara Gaye waxe woon ci Macky Sall ñu ko wër kenn baaxu ci Abdou ma mu ne ko déedéet waxuma ko sëñ bi moo ko wax sama xarit sama doomu ndey Bara Gaye maa ngi koy ziar donc gars yi loolu la woon ma leen di comme li ma ko waxee rek sànq maa ngi naan sénégalais yi fekk si nañu ci benn cause boo xam dafa noble nañ leen adhérer maintenant au projet parce que le projet mooy li ñu doon xeex rek voilà maintenant comment faire comprendre aux sénégalais yi nga xam ils sont réticents que effectivement li ngeen doon xeex ba tax ngeen génn c'est le projet que nous portons loolu moom mooy liggéey bi kon gars yi jublu leen ci liggéey bi ñoom au moment où ñu ngi cinéma di teg seeni scénario di meeting fii de gauche à droite di ñu jéem a tënk mënuñu tënk donc nekk leen ci terrain bi patriote yi dem leen xoolu sénégalais yi dem leen waxtaan ak sénégalais yi c'est le moment faites de la politique au vrai sens du terme keroog maa ngi commencé laa mu am ku ma ne yéen a ngi politique ma ne ko man damay politique parce que nag Sénégal ak Afrique li ko nar a génn situation yi du leneen lu dul politique au vrai sens du terme waaw kaaw mati bi nag du ma ci duggagum mais bu live waatee dimanche ruubewaat Ousmane Sonko ma defal ko spécial live dama koy am spécial live boo xamante ne nii lu mu dégg maa ko wax te nag dana dégg de waaw xam nga junj naa leen xeexum piscine bi keroog junj naa leen yeneen ak ngeen bugguma si dugg
am na yeneen yu bees na bàyyi Ousmane quoi boo gisee ñi nanguñu dugg nii di wax parce que ñun bëgguñu dugg sax ci xeetu live yooyu nga xam dañuy tontu wante mais moom ça commence à le faire quoi li muy def nit ñi dañ ko comprendre xam nga et puis ñu bëri dañ ma interpeller bugguma ko def fii nii en direct mais comme ñi bëri ñu ngi may seetaan mooy le cas de Bouli Galissa aussi il faut parce que am na ñu ma interpeller ne ma waxal Bouli mu arrêté di fa dem Bouli moom boppam man lenn laa mën a sédd ci Bouli mooy c'est quelqu'un de très engagé c'est quelqu'un boo xamante ni gëm na projet bi c'est quelqu'un qui se bat loolu moom man mun naa ko sédd parce que liggéey nañ ci ensemble comprendre nga te kuy dem ba jeex la mos nañ sa wax ci kaaw Mati bi moom il a un lien spécial ak Mati gaynam la il faut que patriote yi comprendre bu ko neexee mu dem fa mais demu fa au nom de Pastef lii moom ma leen wax du deñ Pastef un responsable de Pastef bu bokk ci bureau du toog ci émission Mati Balla Moussa Fofana dafa rejoindre Pastef mais jusqu'à preuve du contraire amagul benn responsabilité ci parti bi du ngeen leen fa gis mun ngeen fa gis un patriote mu dem fa li muy def Mati li muy def noonu ruube la naa invité Maître El Hadji Diouf dem làqarti benn Bouli benn Balla Moussa Fofana wala benn kii pour équilibrer ay dóor la xam nañ Ahmed Khalifa Niass ñëw làqarti invité commissaire kii boobu noonu ñëw woo benn kii loolu nag man bu ma sañoon Bouli bàyyi ko parce que en réalité dafay utiliser ay patriotes pour di écraser le Pastef comprendre nga parce que man émission Mati gisuma ñun lu ñu fa mën a jële wala lu ñu fa mën a wax luy taxaw parce que day ruube Mati day liggéey day live buy couper live bi supprimer live bi yóbbu ko YouTube pour lekk xaalis te yàlla xam na ne xaalis boobu muy lekk jaru ko parce que bu ko laajoon patriote ñu jox ko parce que yàgg nañ ko koo jox nag looy dëgg yàgg nañ koo dimbale looy dëgg voilà loolu rek laa ci am pour ñi may interpeller ci kaaw Bouli bi Bouli am na libre am na droit dem fa quoi y a pas de souci man bu ma sañoon kenn du fa dem xanaa mu teg ko ci dëgg quoi teg ko ci loo xam du ay dóorante ñu ñëw débat waa Pastef wax waa APR wax keneen wax mu nekk loolu mais bu nekk ruube parce que ruube moo ñu tardel ruube moo tax demuñu te ñun jeunesse bi waruñu dugal ci ruube dañu war a nekk ci un débat constructif waruñu nekk ci débat ay Maître El Hadji Diouf waruñu nekk ci ay débat ay bon ndeysaan Keita man commissaire bëgg ma wax ak moom ndax doom ji mais bon grave anyway mais dañu war a nekk ci un débat constructif mais waruñu nangu ay Mati 3 pommes yoo xam je sais pas dañuy di ñu ruube débat bi feneen la war a nekk man tey balaa mu doon gën a neex ci réseaux sociaux yi sa xolal ñuy débat nañuy woo ñuy débat ñu waxtaan un débat constructif waa APR yónni seeni xale ñu yónni waa Pastef ñëw dëggeen c'est-à-dire ñu débat ñu waxtaani réew mi mais defuñu lenn luy defar defuñu ko ruube rek loolu nag lañ doon nangu munoo toj Ndakaaru toj Sénégal ñëw toog fi di ruube di jaay le bon exemple ñu am benn espoir jeunesse bi yëpp ànd ak moom diaspora bi yëpp ànd ak moom parce que diaspora bi dañu xam fële xam fii ngeen bëgg ñëw di dox suñu maay ni bëgg ñu jaay booy yi vous n'êtes pas démocrate moom yeggul fi ñu bàyyi leen ngeen di tiiñal Ousmane di ko yàqal gi demee noonu Ousmane moom c'est un trésor waaw ku wax ci moom lu waxul ñu dal sa kaw bi nag bu ko kenn jëlee indi leneen naan ay dóor ak yu demee noonu ñun nemuñ ci yooyu voilà dégg naa ko mu naan ay fu ñu jaay doole kërëb ñun jaay ñoo la ëpp doole ëpp la xel ëpp la jàng ëpp la fit ëpp la looy jaay waaw ëpp la sax voilà arrêtez de penser qu'au Sénégal c'est un groupe bu fa nekk téye sénégalais bu ne libérez-vous les sénégalais libérez-vous ñun ñëpp ay sénégalais lañ ku ci nekk dafa am cër boo am ci réew mi jël leen seeni responsabilité ñi ne fi nekk nii moomuñu réew mi ku nekk na dem jël cëram doxal ko ba mu mat sëkk bu kenn xaar kenn ci lenn nañu arrêté loolu nañu arrêté bàyyi naan Issa moo fi nekk ak diw ñun ñu toog di seetaan nañu bàyyi nekk ay consommateurs passifs nañu jël suñu responsabilité ñu engagé wu sénégalais bu ne c'est pas parce que menuisier nga ko waroo engagé wu c'est pas parce que maçon nga ko waroo engagé wu c'est pas parce que mbër nga ko waroo engagé wu ma ciy profité pour wax benn affaire patriote ma ciy attirer seen attention il faut faire la différence entre Gaston Mbengue et la lutte sénégalaise. La lutte sénégalaise, c'est un patrimoine qu'il faut préserver et développer. D'ailleurs, Ousmane Sonko, bu faloo dafa war a jël lamb ji mu développer ko. Faisons la différence entre lamb ji ak Gaston Mbengue. Lamb ji dafa war a continuer di dox. Mbër yi
suñuy frère lañ bu may wax mbër yi nag waxuma nervi yi ces crétins de nervi yi nga xam dañ leen war a traquer jàpp leen denc leen kaso yu rëbës te génnee patriote ya fa nekk. Faites la différence entre lamb ji ak Gaston. Lamb dafa war a continuer di am Sénégal ñu organiser ko man dama bëgg lamb damay seetaan lamb Siteu mooy sama mbër sama jarbaat la ñoo bokk fi ñu dëkk bokk koñ dama bëgg muy am combat di bëre mais ñu organiser ko Siteu aussi gën a conscient que ne booy yi koy topp dañu war a am avenir mbër yi man gis naa Siteu mu nekk ci niveau bu kawe ñu comprendre que ne waruñu des ci benn niveau bu politiciens yi war leen teg téye fa booy jeunes yi ak population bi téye leen fa ñuy xaar combat sur combat booy yi di liggéeyal combat. Donc nañu ci bàyyi xel ay nañu boycotter on boycotte pas la lutte moo tax ma naan xeex bi man dugguma ci xeex boobu xeex bi dafay intelligence. Il faut savoir peut-être lire derrière les lignes que ne Gaston Mbengue à travers la lutte dafay ruube nañu génnee loolu ñu expliquer ko Sénégalais yi mais warul tee Sénégalais bu bëgg a seetaan mais na seetaan en prenant sa responsabilité nañu fexe rek kooku xam ne yaa ngi seetaan li nga la neex muy làmb mais derrière lamb ji ñun suñu communication mooy souvent Gaston peut-être léegi ko ñu communiquer et on laisse aux Sénégalais de prendre leurs responsabilités parce que nag gis nga Ousmane wootewul loolu de man chaque jour ma wax ko dem naa fi keroog naan Ousmane wootewul dafa bañ France benn gain naan ma waaye anti France kii Ousmane wootewu fi bañ France Ousmane n'est pas contre la France il est pour le Sénégal il faut pas que ñu jël le projet de Pastef là dugal ko ci benn affaire dafa bañ lamb ji dafa bañ lii bañuñu ci benn bu gaa yi jaxase ngir yàlla rek gaa yi waaw ok non mun nga boycotter Abdou Kader nee na je boycotte tout ce que non man dama ne waxuma bul boycotter dama ne nañu fexe def différence entre Gaston ak lamb ji suñu patrimoine la dafa war a nekk lu ñu war a suuxa développer ko mu nekk sport bu ñu organiser ñu teg ko ci temps bu ma bañ a nekkati rek sport boo xam ministre yi ñoo ñëw di toje suñu xaalis bi ci kii mais ñu organiser ko parce que suñu sport national la moom la ñu xool ñu développer ko xool lu ñu ko jaayee mu am njariñ loolu lamb ji la bokkut ak un Gaston Mbengue boo xam dafa ànd ak nguur di ruube bu ñu jaxase projet wu Pastef mbër yi ci lañu bokk waykat yi ci lañu bokk fecckat yi ci lañu bokk comédiens yi ci lañu bokk artistes yi ci lañu bokk imam yi bokk ci keneen bokk ci projet Pastef c'est un projet pour le Sénégal man nag projet bi laay waxal ñu bëri mën nañ ma bañ a comprendre projet bi laay waxal nañu rek def ndànk ci bu ñuy communiquer voilà l'opium du peuple ou pas opium du peuple mi ngi ci mais teggiwul cosaan bi mu nekk ci ñun culture bi mu nekk ci ñun waaw c'est une activité culturelle et professionnelle loolu ruube beeg yi ci nekk maanaam yi ñu ci dugal ñoom taxul mu bon nañu récupérer suñu culture récupérer suñu làmb téye ko génnee leen ñoom loolu moom mooy communication bi waaw man toog naa ñu interview Eumeu Sène mu wax si Ousmane Sonko lu nice c'est un jeune buy kii am na mbër yoo xamante ne nii tey Ousmane Sonko la ñu faral wallahi man waxtaan naa mbër boo xam Ousmane Sonko la faral te mbër bu siiw la bu ñu xam Ousmane Sonko la faral di ko liggéeyal ci pet man waxtaan naa mbër bu siiw di bëre Ousmane Sonko la faral waaye bañ nag ñu yaakaar ni Siteu la parce que nee naa xam naa Siteu du Siteu mais mbër bu mag comme Siteu waaw ne carrément Ousmane Sonko la faral bëgg ko faa ko bëgg ko sax bëgg Ousmane Sonko laa lay wax nii ku bëgg sax bëgg Ousmane Sonko trop sax. Donc l'idée c'est pas le combattre la lutte c'est un patrimoine de Pastef c'est un patrimoine des Sénégalais mais nañu fexe xeex ni ko Gaston bëgg a utiliser maanaam jël la lutte mettre au profit du pouvoir ñu leen di jox xaalis ñuy tëgg ay combat pour di nalawal Sénégalais yi pour di def yooyu ñoonu loolu nañu war a xeex mais pas xeex làmb ji foofu il y va de l'image du parti et encore une fois Ousmane Sonko du loolu la woote moo tax ma ne boo àndeek nit da nga koy gëstu nga xam ko souvent nit ñi dinañuy juum ci comportement wu Ousmane Sonko parce que soit dañuy déglu benn discours am rek wala ñu ñëw ci benn contexte jàpp ne Ousmane Sonko ci lii la def de ce fait Ousmane Sonko des fois mu am taxawaay boo xam ñoom duñ ci retrouver wu ñu génne di sànni xeer ma terminer ci kooku mooy maxu poobar
xam nga moo ko poobar Makhtar Kagoulard amul jom man defe woon naa ne bi ko Babacar Diop vaaree defal ko affaire maxu 3 pommes Pastef jarul sax ñuy sonn ci moom bi ko moom dina am fulla ak fayda ak jàmm mu toog gis naa suñu frère Arouna Niang mu koy tontu Arouna jarul woon sax tontu gis nga posture bi nga jëloon noonu kon nel di ko jël Makhtar Kagoulard bu mu la dugal sax ci yenn posture jarul tontu ñun on a compris gis nga fi nga doon laal muy métti de loin desal foofu ngay laal muy métti loolu Arouna man maa la ko yónnee gis nga fi nga doon laal liggéey bi nga doon def ñun ñu xam ko kon nel di ko def bu la Makhtar dévier bu mu la dugal ci yooyu noonu toog di laaj di wax ci moom bàyyi ko parce que moom day fen mag buy fen la Makhtar dafa ñàkk jom dafa ñàkk fayda amul fulla ay xale yu ndaw ñooy teg ci réseaux sociaux yi di ko tontu waaw genre Makhtar Kagoulard yi loolu moom moo leen dal xamuñu fu ñuy taxaw lu jóg ñu daw mais dañuy fexe ba bokk ci njëkk a daw pour am position ay Makhtar Kagoulard problème de reconnaissance wax naa ko fi keroog c'est un problème psychologique bu mu am problème de reconnaissance la am Makhtar dafa bëgg fu mu toog wala lu mu bokk ñu ràññee ko xam ne mi ngi ci bu demee ba ñu commencé koo uuf rek day daw Makhtar moo mel noonu dafa bëgg succès moo tax ci lu bees rek lay dem bi mu ñëwee ci Ousmane Sonko am lu muy représenté des fois da koy jaral mu génnee xaalis bu bari pour joxe pour fës Makhtar du dugg ci lu mu fësul gis nga Thierno Alassane Sall mii mu àndal c'est juste pour ñu ne xam nga tey ràññee nañ ko comme Thierno Alassane Sall wu réseaux sociaux yi gis nga ñaari ñetti booy bu ñu génnoon fës ci Thierno Alassane Sall léegi mu ruube ko génn dem ci keneen gëmul sa Thierno Alassane Sall il a un problème de reconnaissance dafa nekkoon ci mouvement hip hop bi am tur tukki tur bi réer ko mu nekk un sénégalais lambda fansam yi dajeeg moom ci kaaw bi yàlla natt ko te yàlla da koy nattoo ku ne gars yi di dem di ñëw Makhtar looloo ko traumatisé gars yi dem tukki di ñëw moom mënul tukki Sénégal mu toog États-Unis besoin de reconnaissance boobu moo ko dal Makhtar loolu moo la dal t'as un besoin de reconnaissance léegi nag ñun on te comprend da nga soxla di ñu lay dégg da nga soxla ñu lay coow da nga soxla ñuy wax ci yow parce que xëy na sa dund neexul wala sa dund amul xorom wala amul cafka da nga soxla ñuy wax ci yow te da nga soxla di fës ci dara Pastef dem nga benn moment mënoo ci fës leneen loo dugg mënoo ci fës da ngay rocceeku Thierno Alassane Sall bii nga dugg nii jàpp nga ne yaa téye bës bi ci moom da nga koy bàyyi sinon gis nga boo ko bàyyiwul affaire bi dina yàq sa xol bi di nga mer ñu bari mais ñu bari mer la en même temps tu risques d'être un éternel frustré xanaa koo xam day mere ñépp yaa doon tagg Ousmane Sonko démb naan mooy ku baax ki yaa koy saaga tey yaa doon tagg Pape Alé Niang yaa koy saaga tey yaay tagg Thierno Alassane Sall di nga ko saaga tey parce que Thierno Alassane yoor bi mu jël baaxul loolu la dal booy yi ngay xeexantel di yaa àndoon ak ñoom waaw donc xoolaatal sa toogaay rek xam nga et puis nga jàng mais bul jàngee internet bul jàngee alxuraan bi ci internet bi wool ustaas yi gars yi dem leen ngeen dimbale ko bu dee am nay ustaas yi may déglu jël leen contact ngeen dem jàngal ko mu jàng normalement day lire rek waaye day lire rek defe naa sa alxuraan bi en français la ko jàng ko ci alxuraan dafa dabee en fait léegi dafa am nit ñoo xamante ne nii dañuy bëgg a bokk ci lu ne muy nekkoon nga ci mouvement hip hop nekk Makhtar Kagoulard booy yi ñëw raxas la gars yi ñëw dóor la ay dóor yi sàpp nekkatoo dara ngay wër di wër mënoon nga léegi nag mën nga jéem ci làmb ji parce que am nga kàttan bi problème bi mooy at yi ñoom si jaaxal est-ce que mataloo 45 ans yi xam naa làmb ji dëgër comprendre nga mu dugg ci affaire mouvement yi dem suulu ci parce que dafa dugg ci affaire mouvement yi ak association yi di ñoo di xam-xam te jàngul amul xam-xam boo yi ñëw tiim ko ak xam-xam mu réer mu dugg ci affaire politique bi live yi ñëw spécialisé wu doon boo def boppam oustaz njàng mi dëgërul mu réer mu bàyyi loolu duggati ci politique bi dugg ci Ousmane Sonko di ruuxu di tëb di dal di ñot di affaire maay live maay wax nga rek booy passé ku ci génn def émission wala nga génn live xam-xam bi génn sa waay riir wut lay Ousmane lii da doon waxatul lii dafa radicaloon wut moom noonu lay def day wut lay dalay wutal lay génn
xëy un bon jour daw ci Thierno Alassane Sall léegi nee na fa la ne Pape Alé Niang gis ngeen ko keroog saaga na ko wax na lu ko neex mi ngi ci Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall nag li ma lay conseil mooy looy wax Matar looy jëflanteeg Matar looy bind Matar looy WhatsApp ak Matar parce que Matar toog na naan sama ba ma wooyee Thierno Alassane Sall 1h du matin mu jóg ma ne ko non bul invité Ousmane mu ne non xaaral après on va voir finalement le matin mu ne non on l'invite pas looy bind yow Thierno Alassane Sall looy bind Matar looy WhatsApp ak moom looy chat ak moom na nga ko xam moom amul CDI de Matar ay CDD la yor contrat à durée déterminée buy jeex muy dagg contrat bi te bu moom bu daggee contrat bi day génnee lépp malheureusement nag ci Ousmane amul dara malheureusement ci Pape Alé wër na ba jot seulement ba muy jot bu ngeen xoolee sax il ne du sax synchronisé bi muy jot information bi boobu Pape Alé Niang newul sax ci actualité mais fexe na ba force pour te dire lépp il n'est même pas intelligent parce que mënoon na xaar parce que ni da ngay natt sax il n'est même pas intelligent en fait ñu ngi wax ci affaire u coowal Ousmane Sonko Adji Sarr mu ñëw indi dossier Pape Alé Niang moo tax kenn dégluwu ko waxi dof wala moo kii nu mu tudd di Arona Niang kii Arona Niang la defe naa bul tontu Matar c'est un éternel frustré c'est un gars boo xamante il est en perte de vitesse dafa wéet ci àddinaam soxla besoin de reconnaissance wala ngeen may ko jabar may leen ko jabar du bari wax mooy jabar xale yu jigéen yooyu nga xam balaa ngaa wax benn mot ñu wax la ñu teg 10 phrases ngeen koy may ñu may ko jabar mu téye ko Matar dafa soxla kuy jël tempsam ku naan ko bébé nopp naa la bébé yaa fi nekk bébé gis nga ni nga xees gis nga sa sikkim bi gis nga sa xeesaay bi gis nga ni nga ceenee yooyu la soxla comme ça lu jël temps la soxla Matar dafa soxla lu jël temps sinon day déborder rek voilà kon gars yi maa ngi yem foofu di leen jox rendez-vous ba fan yi incha allah donc maa ki bàyyil Ndongo bàyyil Ousmane Tounkara bàyyil gars yi may nit ñi jàmm quoi bàyyil nit ñi jàmm ngeen ñëw ñu politique laa ngi jaa ngi nii ku mun sa morom duma mais duma nag pacifique laa de xeex bi moom jeex na te ñoom gars yi bëgguñu dara ci xeex bi te ñoom ñoo la ko gën a bañ a bëgg nag xeex bi moom jeex na xeex bi moom game over ñëw leen def élection teg yoon ci jàmm ñu topp li sëriñ bi wax sëriñ bi nee na jàmm ñu def jàmm dem élection ñu récupérer mairie jël dem 2022 ñu jëy Guy Marius Sagna ne ko jëpp ci biir assemblée bu ngeen dof loo nag xam nga maa ngi naan Guy Marius Sagna ñu koy dugal assemblée mais Guy bi ngeen dof loo suñu def ko président assemblée nationale mu remplacer Moustapha Niasse xam naa fa lañ jëm ak yéen bu ngeen amul sax dëgg Guy Marius Sagna 2022 bu ngeen demee élection ñu def ko président assemblée nationale fa ngeen jëm ak yéen moo tax ma ne leen balaa xoolal gis nga daanu bu xaw ma na lañ koy xee gàcce bu gàtt moo gën bu gudd teg leen affaire yi ci tempo Macky nga def réorganiser sa gouvernement bi dàq ministre de la justice dàq booy bu xamadi boobu ministre de l'intérieur dàq ay Tata Aïssata Tall Sall dàq ko koo ko dàq réorganiser gouvernement bi wut sa premier ministre yaa xam it nga koy jox nga jox ko la neex nga liggéey wala nga organiser sa gouvernement liggéey woo Ousmane nga woo ko ne ko grand contrat bi ak bii xoolaat naa ko léegi nii ak nii laa bëggoon naa ko man daal bu affaire yi jeexee xam naa ne yaa téye bës bi xam naa ne sénégalais yow la ñu jox nopp man nga bàyyi ma jàll bàyyi Amadou bàyyi caat bi booy bu kii bi bàyyi xale bu jigéen bi bàyyi Marème bàyyi keneen ki nekk ci réseaux sociaux yi fan yi nga bàyyi ko waaw xale bu nekk ci télé bi nga bàyyi ko ñi des nag noo xam defal ak ñoom nga dem jàmm dem uston ci sa kër gi yaa ngi dégg après sa waa ji ñëw déroulé donc gars yi noonu lay demee bu fi kenn inventé ay réorganisation politique Sénégal nangam waa ji moo fi ne opposition bi nañu mobiliser wu ñu dox bi dem assemblée jël le maximum de postes jël le maximum de mairie bu ñu demee ñu dem élection Ousmane gagné tranquille liggéey ak ñi mën a liggéeyal ci opposition bi ñu jël Sénégal teg ko ci raay yi Sénégal jëm kanam loolu tax ñuy xeex de leneen taxul nag ñuy jóg voilà donc gars yi maa ngi di siyaar damay tàggoo rek nag mais bii moom mooy las tàggoo bi donc voilà bëgg naa ko am information ci affaire yaa aw bi nga dimbale ma ci quoi parce que réseaux sociaux yi moom ubbale na ko quoi xaw ma lu xew gis naa daal mu def ñaari xaw ma 2 mandats la xaw ma 2e waaw donc maa ngi leen di ziar di leen bëggee di jéggalu ci kàddu yi bu dee am na lu ci dëng donc di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla aussi xeex bi ñuy xeex nii c'est un combat qu'on mène pour le Sénégal yàlla may ñu ci ndam
Ousmane bu fekkente ne moo gën ci Sénégal yàlla na ko yàlla def président bu dee di moom aussi yàlla def ki gën li solo rek mooy Sénégal baax quoi ñun rek la ñuy xeex bu ñu sañoon nag mu nekk Ousmane parce que am nañ ko luti ci moom gannaaw yàlla. donc di ñaan yàlla Macky Sall yàlla def xelam dellu si mu xam ne Sénégal ñëpp moo ñu njaboote ma bàyyi Ousmane Tounkara mu dem ci kàlleem bàyyi ñoom gars yi bàyyi ñu dem quoi après life goes on quoi après ñu continuer quoi Sénégal jàmm nekk fi quoi voilà jaa ngeen jëf gars yi maa ngi leen di ziar. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.